mu des nag léegi ñaar ba ñett ci ay wax yu ñuy dégg ma bëgg yow askan wi laay waxal ma leeral ko. léeg-léeg ñu ne waaw moom li mu wax respecté wul marabu yi, respecté wul kilifa diine yi. su doon ñi respecté wul kilifa diine yëpp ni man la ñu mel kon de léegi ñàkk respecté kilifa diine jeex ci réew mi. waaye nag dinaa wax lenn tey mu leer. toll nañu ci réew muy foo xam ne bu dee boo génnee taxaw ñëpp daw si, boo waxee ñëpp déglu, ay junni di topp la ànd ak yow yaakaar ci la ngay def. man soxlawuma intermédiaire sama diggante ak kilifa diine yi, parce que loolu moo fi am. ku nekk day jóg taxaw ne moom mi ngi wax ci turu kilifa diine yi. bu ma kilifa diine soxlawee su ma woowee ma taal sa moto wuy ji ko, bu ma yónnee ndaw ma déglu ko. man bu ma ko soxlee dinaa yónnee demander audience, bu ma ko mayee ma taal sa moto dem wax ak moom. waaye man maay wax ci turu kilifa diine. bés bu ne nga gis ko nit su buggee def dara ne dajal nañ kilifa diine yëpp wax nañu ak ñoom, bu ko defee ku ne man lii ànduma ci, ñu ne dafa waroog kilifa diine yi. loolu man kenn du ma ci dugal de. jàpp leen ñi fi ñu toll ci réew mi, keroog ba ñu tollee fi ñu toll réew mi mel ni mu mel, kilifa diine yi dañoo yebal ci ñun ñu toog déglu leen, ñu ñaan ñu li ñuy ñaan ñu nangu ko. jàpp naa ni diggante bi noonu la war a demee. muy benn. ñaareel bi, léeg-léeg bu dara amee comme ñoom dañoo ñeme te ragal buur, communication bi mooy fexe ba ne ñoom ñëpp la ñuy boole, ñoom ñëpp benn lañ. loolu il faut mu jeex fi. ku amul courage, keroog bi li am Ziguinchor amee ay nit taxaw def déclaration ñëpp gis ko ne ñun ñoo ko attaqué parce que duñu d'accord mu ñëw fi. nit bu ne société civile la bokk dem ci ëllëg sa émission ne ñoom ak ñoom la, ñoom ñëpp on les renvoie dos à dos. loolu ñàkk màndu weesuwul loolu. ñetteel bi, léeg-léeg ñu ne ñoom ñëpp dañoo yor seeni milice, ñoom ñëpp dañoo yor seeni nervi. loolu it ci ñàkk màndu la bokk. man de am naa sécurité, waaye sama sécurité du ko ñuy yebal ne ko demal fekk ñële dóor leen. sama sécurité pour aar ma man la, weesuwul loolu. la différence entre garde rapproché ak nervi mooy nervi da ngay recruter ay nit jox leen ay gànnaay ne leen dem leen tas mbootaay bële, dem leen taal kër jàmbur, dem leen songu manifestant yi. loolu ñun amuñu ko. ñun sécurité la ñu am. ñun la ñuy àndal fu ñu dem, bu loraange war a jógee fële dal suñu ko ñu fexe ba fenk ko. lu foofu la yem. kon lii ñuy essayer nërmal xelu sénégalais pour gëmloo ni ñun ñu ngi waajal, am nañu armée, yor nañu lii, nañ ko bàyyi. nañuy wax dëgg te yem ci. ku mënul wax dëgg nag na nga maanu. mu des nag lii nga xam ne initiative bi la, ñu ne charte la ñu bëgg a signer. may wax ni respecté naa trop ñi jël initiative bi trop sax, ndax mois de février dañu ñëwoon sama kër ma dalal leen. sama sëriñ Al Amin ak ñeneen ñi mu àndal yépp maa ngi leen di nuyu. bi ñu ñëwee maa leen dalal, mu fekk fa Bassirou Diomaye Faye ak maître Ciré Clédor Ly. bañ leen dégloo ba pare dama leen ni tànk yi ngeen di dox yéen ban garantie ngeen am ak ban gëdd ngeen am ci Macky Sall ba mu leer ni tey bu ngeen waxee ak moom dina leen may nopp. muy benn. ndax su dee ay xalif généraux ñooy wax ak moom dégluwu leen, dina ma jaaxal torop mu déglu keneen. may leen ñaareel bi, est-ce que bu dee leer na leen ni Macky Sall moo nekkul ci dëgg, est-ce que am ngeen sañ-sañ taxaw publiquement ne Macky Sall nekkul ci dëgg? parce que loolu mooy ku bëgg a defar. buñ ma ne nag non comme président la ñun ci biir lañ ci ruq lañ koy wax, déedéet. parce que opinion bi dafa soxla xam. opinion bi dafa soxla xam. bu ngeen waxee ak moom ci suuf
mu të bañ a bàyyi ndax di ngeen génn publiquement ne ah waa ji de moom moo nekkul ci yoon muy ay laaj yu ma laajoon awma ci tontu waaye gis naa ni mu demee ñu nangul leen lool nag parce que keroog le 8 mars daanaka ñoom ak docteur Cheikh Tidiane Dièye ñoo yendu suba ba ngoon jot préfet di woote tout le temps fa ngeen toll nañu def déclaration nañu woo xale ñu génn ñu dellu seen kër boobu waa ji mu woon ci rollal ba bés boobu ñu nangul leen ko kon ñooñu jox nañ leen cër waaye la may laaj mooy diggante 8 mars ak léegi ñoom fan la ñu nekkoon ndax bañ a sowee Macky Sall ba mu dem toogaat teguñu ci 20 jours mu dem fii Diamniadio tëkkuñu ñun ñëpp ne li fi amoon dootu fi am dinañ gis man maay kan ñu ngi fi woon dégg ma wax ji bëri ci ba bi muy mujj déclaré barki démb ne moom mu ngi ak tous les pouvoirs pas pour defar réew mi de mais pour song ay adversaire politique am ci diggante bi bañ ñuy attaqué assemblée nationale attaqué ñu ñaari yoon Casamance fan la ñu newoon parce que tam sooy def médiation mbir mi da nga koy topp ñaareel bi charte bi lan la mën a garantir loo xam ne constitution réew mi ak loi yi mënu koo régler parce que violence constitution bi da koo réglementé loi yi réglementé ko ñu am une justice pour régler ça wax dëgg yàlla ñaata plainte la ñu déposé après des violences justice bi faalewuñu ñaata plainte ñaata la ñu dugal ci tiroir yi tëj ko lànk ne duñ ci wax kooku nag su dee loolu mënuñu koo régler foofu nga foo ne ab charte boo xam ne amul benn force exécutoire mooy tënkul kenn foog nga ni charte boobu mën na régler problème ñetteel bi ñun duñu nangu ku ñu tëj en tout cas man du ma nangu ku ma tëj parce que signature dafa diis soo signé ba pare ki yor nguur gi moom lu ko neex mu def te kenn du ko wax dara mais yow bis boo yëngatoo ñu ne yaa signé woon bu daloon sa kaw sax nga yëngatu ñu ne yaa signé woon charte bi bu ñu wëlbatee élection yi nga jóg ne du fi amee ñu ne yaa signé woon loolu mooy danger bi nekk ci signature yooyu su dee ki lay signaloo amul benn jumtukaay benn kilifteef pour ñaar ñi muy signaloo mu mun leen tënk ci loolu ñu signé loolu mooy danger signature bi ñetteel bi nee nañu charte la ñu bëgg mais charte am na ba pare nañu waxaat wax ji bu leen fàtte ni woote nañ fi ñaari yoon dialogue national ana dialogue national boobu keroog mois de mars ba ñuy waxtaan ak kilifa yi sëñ Bass Porokhane maa ngi koy nuyu di ko ziyaare ñëw ñu waxtaan sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wër yónni ko bi mu ñëwee ñu waxtaan dañoo déggoo ni ne ko lépp dinañ ko teg ci suuf ndigal la mu ne sëriñ bi dafa ne lépp lu ngeen jàppoon da ngeen ko tënk ci kayit jox ma moom moo koy yéet Macky waaye daf leen ñaan ngeen teg ci suuf ñu teg ci suuf daal di bind suñu mémorandum jox ko mémorandum boobu yéen na ko Macky waaw juróom-ñeenti weer romb na fan la mémorandum bi toll parce que ci lañ ko ne woon ña boom xale yi il faut ñu jàpp leen def enquête jàpp leen juger leen tëj leen ci lañ ko ne woon ñi ci gaañu ak ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci il faut nga indemniser leen nun de dajale nañ li ñu mënoon yëpp ay millions joxe sëñ Mountakha yëkkati na 50 millions joxe ana lu Macky Sall joxe ndàmpaay kan lañ ko jox ci xale yi parce que yëfu soxor ak fayantu rek moom loolu la xam waa do kayit googu ñu ko joxoon ne ko ñetteelu mandat dafa war a jël engagement public ne loolu dootu ko fi tudd defe naa fukki poñ moo ci newoon loolu charte la fan la toll ñun signé nañ ko ba pare dem def suñu déclaration de Bignona M2D
bind suñu charte bopp jël engagement à la non violence ba pare woo leen ñoom pour ñu jël même engagement bi boobu ba léegi attaque dóore saaga loolu lañ ci jël loolu lañ ci récolté lii mooy dëgg bi dañ ko wax. ñetteel bi mooy toujours ni ma ko waxee ñun jàpp nañ ni fi mu toll nii la mën a régler problème mu violence mooy réew mi dafa am ay loi am justice am administration ñiy def xam nañ leen na ñooñu ñëpp def seen liggéey violence jeex fi lu ko mooy nag ku nekk dina jël matuwaayam ba saa suñ la songee nga mën a aar sa bopp te loolu yàllaa ko njëkk a santaane. ma daaneel nag ci poñ bi ci li jëm ci wàllu justice ndax yéen ñëpp gis ngeen ni mouvement bu mag am na barki démb waaye li xew dafa wanewaat rek ni justice amul indépendance au Sénégal may masawu nag magistrat yu bëree bëri li ci ëpp nga xam ne ay gor lañu ay patriote lañu ñu jub lañu ñu gëm seen liggéey lañu waaye ñu leen di xeex di leen xoqatal ak di leen ber parce que suñuy nommé ci yenn poste yi dañuy dem seet lu gën a nooy ak lu ñu gën a mën a manipuler moom la ñuy dem jëli ku ci am dignité am am personnalité am ñu jàpp la sànni la fële ci xaj loolu mooy li fi xew lu ko andi nag mooy président de la république ak ministre de la justice waruñoo siéger ci haut conseil de la magistrature loolu xewi na fépp munoo am séparation des pouvoirs ci cadre boobu te tontu bu ministre bi tontu kenn ci juge yi ko ne lii nga def du yoon am courage wax ko fa mu ko war a waxee ci kanamu président mooy dañoo soxla foofu ay magistrats ay juges d'expérience loolu wane na ni c'est l'exécutif qui choisit ses juges ku la ëmbal nag wala ku la abal ay gët fi mu bëgg nga xool ngay xool looloo fi am kon bu ñu kenn wax indépendance de la magistrature loolu amut. ñaareel bi mooy ñi ñu tànn ñëpp man annoncé woon naa ko bu yàgg su ngeen demee sama post bi ma def sama page Facebook le 14 juillet laa leen ne woon kii ñuy wax Amady Diouf la ñuy yóbbu procureur loolu tax dossier 94 milliards yi nga xam ne mi ngi woon ci kaw table am mu gaawantu def ko classement sans suite ci loo xam ne du dëgg ndax ba mu koy def boobu jamono chambre civile tribunal hors classe de Dakar jël na décision ba dëggal ma ba ne nañu delloo famille Thiandoum intégralité titre bi loolu nag suñ ko waxee mooy 94 milliards yi ñu jox jàmbur xaalis bu ñu sàcc la xaalisu réew mi la bu ñu jox ay nit ci loo xam ne moomuñu ko ab juge ni muy gisee loolu nekk chambre d'accusation gaawantu ne maa ngi koy classé sans suite te lan la wax ni tax mu classé ko sans suite weddiwul ni càcc gi am na de mais nee na ki yooxu wëpp sàcc yi du moom moo war a yooxu wëpp sàcc yi masalan sàcc dugg na cib kër dajji ko porfor bàyyi ji di daw doom ji gis ko ne wëpp sàcc yi gars yi ne noonu du doom jee war a wax bàyyi jee war a wax loolu ab magistrat dina ko wax léegi nag tey yóbbu nañ ko procureur dina fa fekk rapport OFNAC ndax OFNAC def na rapport am déposé ko octobre 2019 ne Ousmane Sonko li mu wax yépp dëgg la te maa ngi demandé le parquet mu ubbi ay une instruction judiciaire contre ñi nga xam ne ay escrocs lañu Serigne Bassirou ngay teg ci tànkam kooku moom histoire dina retenir ni musiba magistrature weesuwul kooku te nag dafa yàgg a yooxu moom sëñ Bassirou Gueye ne Ousmane Sonko dinaa ko tëj fu ne mu wax ko en boo xam te mosuma koo gis xanaa ci télé lu ne mu wax ko menacé na ma fii ci ay conférence de presse dem na ba ma fi de te yéene néeg la te keroog bi mu amee dossier ñu ne ko dossier Ousmane Sonko la ñemewu ko
woowu ma jàkkaarloo man lu dul dem jël ndeysaan dem si yàlla Samba Sall transféré ko dossier bi lan moo ko teewoon yor na dossier yor na PV d'enquête yor na lan moo ko teewoon mu woo ma dafa daw parce que ci complot bi la bokk léegi nag dem na palais dina fa fekk soo maître est complot ñu ànd di complot kon kii mënul nekk procureur buy régler problème bi Macky Sall juróom-ñeenti weer yépp da doon ut lu mel ni ñi mu fi bëgg a jëlee wala lu leen yées parce que yàgg naa ko wax lii di poste procureur lii poste doyen juge cour suprême chambre d'accusation conseil constitutionnel moom loolu mooy magistrature am de na fexe ba téye loolu rek kon maa ngi wax askan bi yëpp nañ ko saytu ba xam ndax rapport bi OFNAC def teg ko ci taabalam ne sàcc nañu ay milliards alalu réew mi rapport boobu dina ko génne gannaaw moom ci boppam bi mu demee ci beneen juridiction ne sàcc amul est-ce que dina ko ñeme. ñaareel bi mooy ki ñuy wax Omar Maham Diallo kooku nag moom li xew démb ak tey doy na waar ndax koo xam ne yow juge nga dossier am boo xam ne attewuñu ko nga dem jël ay article partagé ko sa page Facebook article yoo xam ne day chargé Ousmane Sonko day wax lu bon ci Ousmane Sonko day accusé Ousmane Sonko tey ñu ne yow yaa war a jël dossier boobu est-ce que xel mun na nangu loolu diggante démb ak tey njëkk naa effacé waaye léegi tëj na page ba sax kooku mënul présenter garantie impartialité te looloo tax ñu tànn ko nag boobu ba léegi ñu ngi tànn juge d'instruction bi premier cabinet ci ñaar la woon kenn ki ñuy wax cuun moo téye sama demande de levée de li ñuy wax tudd affaire bi contrôle judiciaire ay weeri weer ñemewu ci tontu di mbokk géwélu Macky Sall dëkk même village bi mois de juin mu demoon teere ju Macky Sall Fouta ak kii nii ñu jël moom it di waa Ciloñ ak Diouf mii nga xam ne waa Fatick la yéen def leen le lien lépp rek pour yeggali liggéey boo xam ne ñoom xam nañu du mus a yegg loolu moo fi am kon lii mooy justice su Sénégal suñ ma nee nag diw il est intègre mais il est faible loolu la ñuy wax ci benn ci juge d'instruction bi intégrité ak faiblesse àndul un homme intègre n'est jamais faible parce qu'on tire sa force de son intégrité bu la leeree ni amoo dara looy ragal sàccoo fenoo jëlooloo moomut man gisuma looy ragal loolu mënul ne kon lii laa bëggoon wax ci lu mujj naa gudd sax di wax nag ni ñun page bi tourné nañ ko parce que divertissement la tourné naa ko li ma ci waroon wax naa ko samay position ku ci ànd wasalaam ku ci àndul respecté naa sa avis parce que loolu mooy démocratie waaye tourné naa page bi fan yi di ñëw bu soobee yàlla dinañu génne livre bi ñu doon bind ci lan mooy suñu gis-gis ci décentralisation parce que ñun loolu la ñu xamee ci politique ñun xalaat bind ak wax luy defar ak luy yokk réew mi la ñu xam bi ñu gisee ni loolu la ñu andi ci politique te nit nag noo ñu bañ xam nga ni suñu dugg politique ak léegi am na lu ñu amélioré ci débat public bi la ñu ne nag nañu fexe ba kase loolu moo andi lii ngay gis ni yépp waaye ñun kenn mënuñoo détourner dama jàpp ni un homme politique day xalaat di bind di proposer diggante 2016 ak léegi defe naa génn nañu ñaari téere ci fan yi di ñëw incha allah dinañu génne ñetteel bi nga xam ne lii nga xam ne mooy suñu modèle décentralisation baaxul te du jëmale réew mi kanam dinañu proposer sénégalais yi suñu modèle bi ñu gis ñun. ñaareel bi candidat laa nag ca Ziguinchor waaye programme bi may bind du programme bu Ziguinchor parce que man dama am approche pôle régional programme mu Casamance naturel bépp laay bind dem def atelier proposé ko waa Casamance. danañu continuer ak di def suñuy tournée ñun kenn mënuñoo tere benn parcelle du territoire du Sénégal dinañ continuer dox suñu dox
waaye dootuñu nangu ku ñu xoqatal loolu laay wax pour tëjee parti boobu. bi mujjee nag mooy wax ji bëri na ci mbirum sécurité lenn ñi di wax nag weddiwu ma ko ñoo ngi jël suñu matuwaay ci la ñu mën waaye ku la yéene kaso ku la yéene dee koo xam ne lu mu xalaat ci yow lu bon la suñ la nee ma ngi lay pexeel bu ko xeeb. ñoo ngi jël nag suñu matuwaay pexe bi yàgg na 2019 wala 2018 parce que am nañu chance am ñu ne ci biir xam li xew yépp ci la ñu njëkk a avertir boobu maa ngi waaj a defi tournée Casamance ñu ne boo demee def tournée Casamance waajal nañu ba boo duggee ci àll bi ñu tiire ñu fital la fa ba pare ne nit ñu nekk yor gànnaay nekk ci àll ba ñoo ko def loolu waraloon ñu annulé suñu tournée boobu. loolu waral ba léegi soo ngeen seetloo bu baax samay tànk bëriwul noonu ci Casamance parce que seen pexe yëpp mooy fexe ba defee ko foofu ne diggante moom ki mbokkam la kon suñ ñu avertiré ci lu mel nii te bis bu nañu andil ñu bu bees duñ ko xeeb waaye ku bëgg a jàmm dëgg ci réew mi ku bëgg sa jàmm bopp bëgg sa jàmm njaboot ak loo yaakaar ni moom nga yor ci doole bu la dara dugal ci yenn yi loolu rek laa ciy wax maa ngi leen di gërëm di leen sant ci déglu bi